xale bi ñëwaat na ki mën làmb te saf amateur yi saa bu tëggee ñu kontaan moo ñu woo le 20 mars arène nationale grand combat bi war a dox ci diggante Gora Sox ak Fils de Balla première édition drapeau Bijou Ngoné borom confrontation waaye jamaïcain yemu fa ndax combat spécial bi war a dox ci diggante Ronaldinho ak Kaw Gourdin combat boobu la ñu jël nag daal di koy tuddee Soxna Aïda mu Serigne Saliou bés boobu ba tey wuli wat du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak Calcio drapeau Mohamed Prince le grand marabout jeex jàmm su lay gaynde combat boobu nag la ñu jagleel les femmes reporters de la lutte waaye nag wéetul ci bés bi benn yoon mi ngi ci ànd ak Kayor immobilier huile Jador jamaïcain ak waa Jampro ñi dañuy sargal jigéen le 20 mars moo tax ñu ne dugg mi nag dinañ ko yombal supporter 2500 francs amateur 5000 francs loge 10 000 francs kon mbokk yi rendez-vous le 20 mars ak Jampro arène nationale kenn du fa loolu xam nga di profité di wax ñëpp un bon carême xam nga yàlla nañ ko yàlla def ay at yu bëree bëri yàlla mu doon suñu mujjee koor daal. tey lu mu war a tey teewaayu fii. waaw remplir suñu contrat moo ñu fi indi de dafa mel ni. yaakaar. ah ki may bëral. yow xanaa xamoo ko. man xam naa ko mais yow yaa. waaw. lu waral dina jël sax. ah combat la rek dañoo war a bëre xam nga suñu borom dogal na combat bi taxaw yàlla na ma yàlla may ndam ci kawam. combat bi souvent bi yow la woon wala promoteur wala moom moo ko bëggal. waaw man de bëre ma tax a jóg. te bëre sama mooy sama liggéey. promoteur bu yor xaalisam bu jaadoo rek bu ñu ñëwee ñu bëre damay liggéey. da ngay liggéey duggoon nga Pikine dafa mel ni. li mooy troisième fois nga dugg. waaw yooyu yëpp amul ci kii de. mais ci bokkul ca finde la wax. voilà moo tax yëpp amul sens. man ak moom incha allah buñ fi yàlla bàyyi. yàlla mooy ndam ci kaw. génne Pikine duggaat Pikine du risque. waaw làmb la rek sport la ñun ay xale lañ dañoo toll ci bëre. loolu moom man gisuma loolu ay li ci ne dañoo toll ci liggéey quoi. léegi Franc dafa am kàddu bu ñu déglu nga wax nga ni Pikine amul mbéy bu la daan ndax loolu yaa ngi si yow ñu ngi si yow ba léegi. waaw loolu ba ma ko waxee yàgg na quoi mais instant bi ñu ngi si tey jii nii. waaw comprendre nga fu mu toll ñu ngi concentré wu ci sokku. da nga ko dëgg wala dëgg. waaw ndax sokku mbiru Pikine la. loolu ma ne ba ma ko waxee yàggoon na. waaw léegi ñu ngi si tey jii ñu ngi ci combat bi. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm rek. en tant que champion nag nga gisee diggante Modou Lo Ama Baldé wiri bi ci am daw bi ci am. wiri ban ñu ne tey kii dafa feebar ñu ne tey koy na presse am na mais kii du ñëw. kan moo feebar. ñu ne Modou Lo dafa blessé bi. voilà dafa blessé ñu ngi koy ñaar yàlla na ko yàlla may wér. comprendre nga moom champion la. boo déggee ñenn ñu ne Modou Lo dafa mel dafa ragal Ama Baldé yow en personne noo ko dundee. non loolu moom du ma ci tontu quoi wax dëgg yàlla du ma ci wax. non amul loo ci tontu quoi. non mais Modou Lo daal ñu ngi koy ñaar yàlla na ko yàlla may ndam. yàlla defal ko jàmm quoi. waaw moom ba mu voyagé boo léegi ba mu ñëwee benn yoon laa ko gis quoi muy keroog xam nga waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm rek. tool yi bëri woon na Franc parcelle mbooloo Franc jàmbaar dafa mel ni léegi parcelle mbooloo libéré na Franc. non xaarim. waaw ñu ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp quoi yooyu moom am na yoo xam ne du ay débat fii ki ma fi indi moo tax ñu nañu wax ci loolu moo nga ay non yooyu métti. Franc ban écurie la nekk. ban écurie la benn écurie nga ma gis yow. jàmbaar. waaw maa ngi fa. am problème. jaajëf kañ la. xamoo il fallait que dafa war a loolu il faut que nit ñi bàyyi ci xel waa jàmbaar ñoo ko tëgg Franc ci écurie boobu la nekk yaa ngi dégg. est-ce que tamit dut du ci am dut. non mënta non xam nga la moo tax ma warul am dut parce que soq moom xam na loolu yaa ngi dégg ba jël ko parce que soq mbër la te loolu waru ko ébranler moom li ko amal intérêt mooy Franc lay bëreel waa jàmbaar dugguñu ci géew bi encore une fois Franc lay bëreel fay nañu ko li ko jaral jël na avance am kon defe naa ne loolu sarse la bu diis xam nga ne pour Franc le fait que moom ñi ko tëgg bokk ak moom fu ñu dëkk mu ne ci seen écurie ñu tëggaat combat jox ko loolu charge la de muy jàkkaarloo xale boo xam ne tamit moom mi ko jël am na fu mu ko teg ba jël ko ça veut dire que kon combat la bi nga xam ne diis na lool mais dama naan sax am na ci benn côté boo xam ne boo ko ci toppee ci côté Franc lay gën a diis waa yen bi parce que li ko ci war dafa bari li ko ci war bari na lool parce que ku ne gis na combat yi nga xam ne moom la mujjee Franc ay komam wax dëgg yàlla bu ñu nee Franc mbëru simple la du xeex boo xool Tyson de lu ko Franc gagné da ko dóor mu dem kaw mu fekk ko fa yeggali ko kon Franc nekk na mbër moo xam ne nii gis nga Modou Anta mbëru simple yi encore une fois maa ngi koy wax di ko waxaat nañ leen bàyyi xel ci làmb ku bëgg a mel ku leen bëgg a daan il fallait que nga def ni ñoom waaw il faut nga jéem a def ni ñoom parce que
waa ça dépend ci ku mu neex parce que Franc mi ba tey mu ngi ci li simple bi ba tey mu ngi bëri li simple rëg-rëg bu bàyyi li simple yaagul ñoom Serigne Ndiaye ñu ngi bëri li simple ñoom ordinateur ñoom ñëpp te ay classe lañu ak ñoom Sokh nag dafa nekk koo xam ne même bu bëriwul li simple comme ñoom ni ñu koy defee mais daa yor jikkooy mburum li simple parce que dafa lambe Sokh bi muy bëri kër ak gàmmu géey te kaay ma wax la benn affaire de nañ ci bàyyi xel bu baax ñëpp dañ ne woon bu ko gàmmu jàppee mais xoolal la Sokh bëre xaadim mbaa dellu ngeen ci li Sokh bëre waat ak gàmmu géey bëri lecture de combat la teg stratégie de combat la teg lire adversaire am teg combat bi ci yoon adversaire am juum Sokh exploité ko du jël bu yomb loolu il faut nga am lecture il faut nga am concentration il fallait que ñu yëpp la xamal la ne combat bi bu defee lii nga war a def Sokh noonu la taxawee kera parce que gàmmu géey la mu def mooy daa yóotu ji te njool la te suuf su bëri lañ doon bëree te boobu Sokh sori na ko bi mu yóotu Sokh xam ne fekk ko fa dara Sokh fàqat ko mu rëpp mu romb ko jàll jël bu yomb kon Sokh am na lecture de jeu mën na bëri te itam Sokh ku ko xam ba muy débuté Sokh dafa teel wane boppam ci lamb ak ay jël yu rëy moog Bour Sine moog Rambo Sokh daa mën a bëre de moog Mame Mbaye Niang rakku ñaaxarañ lu Sokh dafa mën a bëre yaa ngi dégg Pape Mbaye école Mor Fadam dàq koo bëre ku lu jafe la pour nga gis xale bu mel ni Pape Mbaye ci combat ndigal nag ci la nit ñëpp nag summile sax sàpp Sokh kera Iba Mar Diop avant 15 heures fees na dell ci ay xale Sokh li ma koy conseil xarim pour mu war ko yokk len la rek maanaam mu gën a liggéey yaa ngi dégg ci côté entraînement bi mu gën ci rey boppam bañ a jël tamit nag ne Franc la rek jël benn poids boo xam ne nii da koy tere def li mu war a def yaa ngi dégg parce que am na combat du da ngay dañ naan diw la rek nga dem defi loo xam ne non 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 te defe naa loolu war na ci conscient kon lépp lu muy def rek na méngoo ak poids de forme am ngir su bëggee xeex su bëggee bëre parce que combat bi def si ay communication yi baax nga xam ne kii màgg na ci aat ak si làmb donc combat la bi nga xamante ne moom moo ko bëggal boppam départ sax Franc Sokh nekkuloon visé am su demee tey ba nangu bëre ak moom parce que dafa xam ne ay morom lañu rawu ko te ñoom ci làmb ji il faut ñu mayante xaalis ba pare boo amul ay adversaires yi nga soxla da ngay nangoo bëre ñi nga xamante ne am nañ tour dañuy représenter gox pour mun a avancer waaw. combat bi lan la war a mën a représenter si ñoom ñaar ñëpp ndax gis nañu Franc amagul défaite. Sokh dafa jóge am fa mu jóge ci gàmmu gay la jóge lan la mën a représenter si ñoom ñaar. xam nga dafa dem wéy bu neex nga ne man maa daan ki nga xamante ne amagul défaite maa ko njëkk a infliger première défaite am loolu boo ko amee Sokh bu amee loolu day mel ni sax dafa daan roi des arènes xam nga am na ay combats ay victoires yi nga xamante ni ay victoires yi neex la parce que Franc champion d'Afrique la plus de 100 kilos il est champion du Sénégal 2018 xaw ma drapeau du chef de l'État avec la région de Dakar toj na lutte sans frappe tournoi bu mu dem néew na tournoi bu muy participer te du ko jël donc champion la bu mën a bëre bu mën a xeex bu sérieux ci lu muy def ba pare du si boole wax te boo ko daanee déjà Sokh di favori ci combat bi challenge la ci combat bi Franc mooy favori à 80% ci combat bi il est invaincu mën a bëre am compétition am doole mën a xeex nekk ci écurie bu baax am jàppale donc Franc réunir la toutes les conditions tey pour mën a réussir dans la lutte conditions yi mu am tey Sokh amu ko donc tey Sokh bu ko daanee rek daan na champion bi nga xamante ne futur roi en devenir la am donc loolu wéy la bi nga xamante ne du fay mukk donc mais Franc jàpp naa ni man Franc est favori à 80%. Sokh bu créer surprise rek dina doon day mel ni il est roi des arènes xam nga Boy Niang bu mu daanee Sa Thiès daa mel ni roi des arènes la daan day am ay combat yu mel noonu boo daanee rek moom mooy ëpp dayoo que nga am ba combat donc mais combat la bi nga xamante ne il faut Sokh liggéey ci bu baax a baax a baax il faut que mu liggéey bu baax indi doole indi entraînement Franc day wow koŋ du indi volume day indi doole bu wóor te il est très exagéré action Franc bu lay songu parfois day gaaw si ay song xanaa xamoo ñi ngi wax rëg-rëg mais Franc fait partie des meilleurs champions yi nga xamante ne il faut ñu bàyyi leen xel mun na jeexal ay moromam te kenn du comprendre fu mu jaar
donc Sokh dafa war a liggéey ànd si ak waa Pikine jàpp ni agagul benn niveau yi mu yemalee boppam xam ni il n'est pas une star dafa gu fi dara bu ko defee rek mu liggéey gëm ni kii mun naa ko daal mu am gëm-gëm bi liggéey ci dina ko mun na am dara ci combat bi. macha allah noonu lu ne pour tëgg combat bi parce que xam nañ ni combat bi li mu leen mën a apporter parce que ñaari mbëru dëkk la Sokh léegi mbëru dëkk la Sokh xam nga boo xoolee ci ay premier combat am deuxième combat troisième combat ci la commencé indi ful ci stade booba temps la Sokh daan bëre su bëree ba daan am na benn slogan bu mu daan def xam nga su ko defee as bekaay suma maître da daan wax ne xale boobu ngeen di gis rakk la ci jiit li xam nga dafa doon lu bëri mais Sokh champion la mais Sokh mi ngi daje un très grand champion Franc parce que Franc dafa am ñaari kii yu doy waar yu dangereux mooy dafa ñëw ci lutte avec simple bi mais wane fa boppam keroog tournoi bi Jax mujjee tëgg ca arène nationale teg 10 millions yi keroog Franc moo ko jël naka la ko jëlee yan ndaanaan la fa daan yan champion xam nga loolu dafa doy waar da ngay xam ne kii te keroog bi Franc di ñëw dëkk ko topp Franc buy bëri parcelle gépp ko topp ba pare jóge ci Tyson 2 nekk un très grand champion nekkoon mbër moo xamante ni koo ko jox moromam boo ko jox mënal du ma bëri ak moom parce que xamoon nañ li nekk ci moom mu ñëw jël Tyson 2 bëri ak moom avec la manière daan ko xam nga nekk koo xamante ne waaw ci combat bi mooy diggante Franc ak ki nga xamante ni moom mooy waaw fa laa nekk noonu Xaadim diggante Franc ak Sokh ci laa nekk ba tey mooy dama ne Franc ki mu bëreel ku mujjee bëreel rek ndaanaan la loolu rek doy na làmb Tyson 2 mais mi ngi bëreeg tamit xale boo xamante ni mbëru dëkk la en tout cas structure bi nga xamante ni moom moo taxawal tey combat Franc ak Sokh ñu ngi leen muy jàmbaar ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax parce que lii nu def tey ak lu làmb lañ ko defal lii nu def amateurs yi lañ ko defal lii nu def ñu ngi ko defal Sénégal yi nekk ci diaspora bi parce que combat bi àdduna ñoo ko bëggoon ñoo ko yàqamti ndax combat jànk yi ñun amateurs yi combat jànk yi la ñu soxla mais combat bi noo ngay gis lu doy waar lu la naqari woon ci combat yi fi yàqu rek non dina la neex ci diggante Sokh ak Franc parce que ñaari ndaanaan la ñaari xale yu bëri jom ñaari xale yoo xamante ni non runkum daje Sokh ak Franc non loolu ku yéex doo gis jël boobu ndax ñaari borom jom lañu. daan Bour Sine ca stade Demba Diop xam nga daan fi ndaanaan yu bëri ci gàttal mën naa laa tënkal ne la Sokh combat yi la am Franc combat yi la am yaa ngi comprendre mais nag boo ñëwee ci bëre bi ci côté bëre bi mën naa cee jox Franc favori. Franc parce que seen bëre yi mën naa déggoo mën naa bañ a déggoo. tax nga koy jox favori. li tax ma koy jox favori buñ gisee ci li mu compétir li mu wane ci xeetu bëre xam nga Sokh wane na yenn yi mais yenn yi da koo denc ndax mbër àggagu fa ndax Franc gis nga ñu wër ko ndomba mu génn ci Franc gis nga ñu jàpp tànk mu génn ci Franc gis nga ñu dóor naax mu génn ci gis nga ñu plaqué mu génn ci donte Sokh wër nañ ko ndomba stade Demba Diop digganteem ak Rambo xam nga wax day leer mu génne wër ndomba ba dóor ko jël bu rëy daan ko yaa ngi comprendre mais ci côté weccatu bëre bu sew bi Franc laa ko jox mais légèrement laa ko jox comme ni ma ko joxee ci favori mais combat la boo xamante bi ni yàlla na ci mystique bi bañ a feeñ du ci feeñ sax. bu ci feeñul di nga gis lamb. lamb ju neex lay doon. li gars yi yaakaar mën naa bañ a am de. man fuuf amu ci de. lii maa la ko wax. kan waaw am na ñuy xalaat ne Franc daa ëpp doole. non ëpp ko doole Franc mii ma gis. baal ba Sokh ñëw xam nga Franc instant yi nag daa nekk ci koor gi. mais daa nekk ci koor gi. mais baal ba Sokh ñëw ba nga xool ko. ku gën a pare gën a sérieux boo ñëwee ca jour ba mën nga ëpp doole. kontaan ci yow. wallaay ndeysaan.